chef de village donc tàllal suñu micro pour ñu wax ñu vraiment moom mooy kan ginnaaw bu ñu waxee mooy kan nag dañu bëgg mu wax ñu fii ci Carabane lan ak lan dañuy dund ci ay jafe-jafe boo defee bu toppee ci topp ñi nga xam ne ñoo ci réew mi mën a ñëw jàppale waa Carabane. salaamaaleykum man la Moussa Gueye chef de village de Carabane maa ngi rafetlu AGTV nga xam ne ñëw na pour laaj ñu li nga xam ne mooy lañu sawar a wax li ma laaj sawar naa ci trop dëgg la dëkk bu tumuranke la moo doonoon ancienne capitale bu Casamance comptoir ancien comptoir français yi nekkoon fii tubaab bi indi ko fi yàgg lool mais dañu xam ne at yi ba léegi gisuñ ci suñu bopp depuis 1960 daal li ñu gën a métti mooy d'abord li priorité mooy ndox amuñu ko waaw jotoon nañu fi indi ay canalisation bu jógee Jembene ñëw mais actuellement dagg na amatuñu ko dëkk bi nag dëkku cosaan la dëkk mbéy la dëkk napp la nëpp itam dëkk tourisme la mu nekk ni mbéy mi baaxatut mais ci wàllum tourisme ak ci wàllum pêche maraîchage ci la ñu nekk jafe-jafe nag mooy ndox amul courant amul te développement boo ko déggee ci ab réew mooy foog ngeen am ndox mooy loo xam ne mooy dund nit bu ndox amul nit du mën a dund donc ñu ngi ñaax nag autorité yi di leen soññe di leen xamal ne yàgg na ñuy def ay reportage ci affaire yi ndox mais ba léegi saafara amu ci gën nañ nag ñu taxaw ci ni mu gën a gaawe waaw mbéy mi moom doxatul parce que géej gi daf ñoo lekk géej gi daf ñoo dugg avancée de la mer dafa am salinisation bi tam mu ngi fi mooy xorom si ba tax na mbéy mi moom baaxatul ñu ciy béy bareetuñu léegi daal jafe-jafe bi mu ngi noonu ku nekk janoon nag moom parce que géej gi dëkk boo xam ne géej gi daf ko wër bon ku nekk xam na ne jafe-jafe la pour ndox d'accord waaw léegi du ñu def lu bàyyi suñu naataango bi mu am lu mu la laaj su fekkee diñ ci mën a tontu nga indi ci ay leeral. waaw monsieur Gueye en tant que chef de village wax nga ko léegi 1836 Carabane île de Carabane nekkoon na fi premier comptoir commercial des colons de la France gis nañu ne Carabane nekkoon na la capitale administrative de la Casamance waaye en 1904 ci la ñu toxal capitale bi yóbbu ko Ziguinchor. ñu gis Sédhiou exactement ñu gis fi nag ay bâtiment yu yàgg na yoo xam ni mënees naa wax ne dañu délabré wax nañu ne sax école élémentaire bu njëkk fii la ko nasaraan yi implanté ndax jotul tey ñi yore réew mi ñëwaat Carabane réhabilité infrastructure yooyu nga xam ne dafa nekk ay monument ci sa xalaat. waaw li nga wax dëgg la école boobu comptoir kii la woon comptoir française la woon mais après ñu transformé ko ñu nekk école de redressement la woon bon amoon na atelier menuiserie foofu amoon na maçonnerie am na forge tam nga xam ne ñoo ko yoroon tam waa Carabane bon buñ fa jógee nag
bon ñun foofu la ñu jàngee en 1960 foofu la ñu jàngee suñu premier élémentaire foofu la ñu jàngee mais C amatul mais ñëpp tasaaru man mi toujours laa dem continuer sama njàng boobu ba léegi nag école bi baaxoon na dara jotu ko woon mais c'est trouvé que kenn dëkkatu fa ba loolu yëpp léegi yàqu na léegi nag dañu bëggoon état rénové ko waaw pour jox ko waa dëkk bi ñoom tam ñu gis ci seen bopp loolu daal mooy suñu tawat def nañ ko daal muy suñu priorité parce que infrastructure bi yëpp ñu fi nekkoon port ba moom defar nañ ko parce que foofu tam ay établissement Morele Pom ak yooyu yëpp foofu la ñu nekkoon waaw yooyu yëpp léegi port bi jël na ko defar na ko léegi école spéciale boobu ak église bi tam moo fi nekkoon mais rénové nañ église bi léegi école boobu ak cimetière bi fi nga xam ne cimetière français la moom tam dañ ko war a defar dañ ko war a clôturer parce que foofu la ñuy yóbbu tur yi waaw pour dëkk bi am ci dara nag ñu ñaax bu baax nguur gi daal pour ñu jàppale ñu parce que yooyu moo ñu dese ci caravane yoo xam ne tam suñ ko defaroon xale yi mën nañ ci gis seen bopp waaw def ko ay centre de formation voilà def ko musée loolu yëpp luñ ci mënti def loo xam ne mën nañ ci gis suñu bopp rek baax na. waaw am nañ ñaata yoon ay 100% yoo xam ne muy primaire muy CM loolu moo tax ñu ngi bëgg daal comme dañu enclavé léegi dañu bëggoon ñu am lycée d'excellence boo xam ne suñu njaboot yi la ñuy jàng ba bu ñuy génn terminal waaw loolu daal suñu mbébét la te ñu ngi koy ñaan bu baax état jàppale loolu mun a am. donc dañuy profité rek ndax ziyaara centenaire Serigne Mor Diop moo ñu fi indi ci dëkk bi ñu gis fi nag tey activité bu am solo njabootu Serigne Mor Diop def ko muy don de sang consultation gratuite ci wàllu cancer yooyu di dal soxna yi ak xeetu feebar yuy jàpp bëtu mag ñi may nañ fi garab yow naka nga jàngatee loolu. waaw loolu lu rafet la parce que li ma la ko waxee rek dëkk boo xam ne dafa enclavé moom loolu li ngeen def defal leen ko kenn seen bopp ngeen ko defal ak waa dëkk bi te ñun ñëpp ku nekk gis nañ ci man ci suma bopp fa laa jóge jox nañ ma ay garab consulté nañ ma def nañ lépp kon mbégte rek lañ ci am parce que loolu mooy tax ba dëkk bi tam développé parce que boo amul santé bu amul bon doo mun a liggéey doo mun a def dara te ñun Carabane yàlla dafa def bi mooy ancienne capitale dañu fonk affaire yi santé waaw ñun santé caaxaanewuñu ko bu ngeen ñëwee fii waxoon ngeen ne xëy naa doo leen am ay nit yi kii mais ma ne leen dëkk bi dinañu ñëw dinañu génn si te li ngeen indi doo leen ko rëccu te effectivement loolu foog naa moo am parce que bu ma demee gis naa mbooloo mi centre de santé bi voilà dafa délabré dafa yàqu. waaw loolu dëgg la na nga ciy ñëw bon boobu ñun sax mu nekk ni bu bees sax lañu bëgg parce que vraiment bi yàgg na fi dëgg la ay partenaires ñoo ko fi def mais yàgg na waaw bon ñu ngi waxtaan ak maire bi pour ñu defal ko am na ay partenaires tamit ci taxaw dañu bëgg nag nguur gi tam dugal ci loxo bu baax a baax pour man su ma sañoon sax ñu tas ko defaraatu def ko hôpital boo xam ne digne de son nom comme ça gën a mën a jàppale askan wi ci feebar yi ak yooyu waaw loolu daal suñu itte la te ñu ngi ci wax suñu partenaires yi ak mairie bi ak ñooñu léegi lu ci des mooy nguur gi moo am doole ak waa Diopkunda ñi nga xam ne taxaw nañu pour développer Carabane ñu ngi leen di ñaanal ñoom tam seen loxo dugg ci comme ça hôpital yi taxaw. waaye am na tamit lu retenir suñu attention. mel na ni dëkk bi jeunesse bi ñëpp génn dem li ñuy def li ñuy wooye exode rural.
ñu fi desandi bëriwul. waaw ndax loolu ñàkkum liggéey moo ko sab wala. effectivement loolu boo gisee ma ne la ñun léegi pêche bi lañ fi am parce que amatul mbéy bon suñu tool yi yëpp dem nañ bon ñëpp mënuñu nekk ci géej gi tam di liggéey il faut que am na ñoo xam ne seen yaram mënul tam géej kon ñooñu bu ñu amul luñ fiy liggéey il faut ñu génn mais bu ñu sañoon lépp nekk fi moo waral comme tourisme yi dox na moo waral ñu bëggoon musée bi ñu defar ko ñu defar école spéciale ñu rénové ko comme ça xale yi mun a toog parce que bu ñu toogee mun nañ am li ñuy jàpp mais bu loolu amul forcément dañuy génn moo waral ñu def exode rural mais ñun bëgguñu ko parce que ñun dañu bëgg a dëkk bi. tey ban appel ngay lancé nguur gi nga xam ne bu ko defee dinañ fi fixer population bi ñu mën a cee jël ay initiative di génn dëkk bi dem ci yeneen gox yi fasante bi. xam na xanaa mu dugal ci loxoom rek comme li ma ko waxee rek àll bi nu mu bon bon géej gi yàq na ko lu ci des mais am na quand même lu ci des loo xam ne mun na def lu bare waaw mun na def élevage mun na def lu ne waaw ñu amee ay xar mun nañ ko defar ñu amee nag sax mun nañ ko yar mun nañu def lu nekk parce que yëpp am na fi am na yarum ganaar am na yarum lëg am na ñuy yar xar am na ñuy yar yëpp am na kon nag lu ci des mooy xanaa ñu yokkal ñu loxo pour ñu mun a avancer. waaw Sénégal bu ñu toll nii. waaw dañuy wax jub jubal jubal. waaw ñu gis ni am na fi ay kuréel yoo xam ne ñoom ñooy financé. jeunes yi soxna yi mbaa yegg si nañu fii ci île bi. ah ñun dañ koy dégg noonu de fii daal gisuma ko. waaw booy tey booy lancé appel yi nga xam ne moom la sénégalais yi gën a xam. ñu xamee ko ci Aïda Mbodj. ñu yore kuréel boobu ñu woowee la DER. waaw lan nga koy lancé. ah mu ñëw gestu Carabane parce que Carabane dëkk bu yàgg la te moom gis na Gorée nu mu mel ñii fii relation bi Gorée ak Carabane benn lañu lii am Gorée moo nekkoon Carabane c'est que boo gisee lu bëre mën loo ko fi gis parce que géej yee ko lañ mais lépp loo gis fii bâtiment boo gis fii mu nga Gorée kon nag war nañ dugal seen loxo ci biir Carabane ñu xam ne Carabane ay jeunes a ngi fi waaw ay jeunes a ngi fi yoo xam ne diplômé nañu ay ñi jàng waaw te bëgg nañu dëkk bi bëgg nañu toog mais su amul loo xam ne mun na leen tax a toog vraiment dañuy génn te loolu ñu nag bëgguñu ko woon bëgg nañu xale yi nekk fii jege ñu comme ça ñu liggéey dëkk bi développé. wax nga ne tourisme moo tane ci activité. waaw fii dugal koom-koom. waaw ndax mu nees nga ci dellu si tuuti. waaw tourisme bi daal moom moo tax may wax parce que tourisme bi ñun tey suñu doom yi liggéey yi ñu nag ak ñuy def jardinage ak ñuy def yëpp hôtel yi lañ koy jaay waaw donc tourisme bi tam gis nañu hôtel bi nu mu mel ak campement yi tam il faut que ñu appuyer yooyu parce que yooyu itam buñ ko appuyer wu la buñ leen bu nguur gi dugalul loxo ci ñoom tam duñu mën dara comme ma la ko waxee kon nguur gi dafa war a jàppale tam waa hôtel yi ak campement yi ñu am doole comme ça ñun tamit lépp lu ñu liggéey ñu jaay leen ko kenn ku nekk gis ci sa bopp waaw loolu daal ñuy fàttali suñu téléspectateurs yi. ñoo ngi fi ak chef de village de l'île de Carabane. seen liggéey lan mooy sa kàddu bu mujj. suma kàddu bu mujj mooy lépp luñ fi wax daal te mu ñor ñu ñun dëkk bi muy courant bi ndox mi ak yooyu loolu mooy suma dernier mot parce que moom laa ko ma tàmbale woon parce que ndox ak courant mooy développé te loolu bu amul Carabane vraiment développé parce que napp bi ak yooyu yëpp bu amul courant amuloo chambre froide booy dencee sa yëpp day yàqu waaw kon nag maa ngi ñaax nguur gi daal mu beral ñu loxo
fàttaleku ne Carabane dëkk te bokk na ci Sénégal waaw loolu lay. jërëjëf sëñ bi Guèye ñu ngi lay sant. maa ngi leen di gërëm di leen sant AGI TV.